ci développement athlétisme. Ça demande beaucoup de travail moom parce que daw ak say morom te 2 tours la du départ fondeur vitesse la loolu tamit c'est pas facile mais on gère daal. Li tax ma jël première de sama détermination la parce que depuis que je suis petite damay gis sama papa di wax affaire athlétisme mu nekk sama passion nag parce que damaa mës a bëgg maanaam màgg am yenn yegg fenn fii ba sama papa fiyee si man loolu moo nekk sama li ma gën a poussé ma nekk athlétisme ma dugg si athlétisme. dinañ rencontrer jafe-jafe yu bëri mais comme sunu feenee ñu nekk di entraîner Guédiawaye stade Amadou Barry on manque de beaucoup de matériel tey jii ñiy daw dañuy jël ay bant di ko jéem a defar pour mën a tëb yu bëri affaire yooyu dañuy même ji déplacé wu jóge ba Pikine ñëw ba fii pour mën a entraîner bu baax te soxla nañ tamit beaucoup d'aide maanaam comme par exemple sunu blouson yi ñu war a dawee parfois dañ koy même passante affaire yooyu bëggoon nañ tamit ku ñu jàppale maanaam daal ku ñu gëstu l'administration toutes ces choses parce que am na ay jeunes yu déterminés ñoo xamante ne tey jii athlétisme dañ ko def seen xol mu nekk seen passion tey jii suñu amoon ku ñu jàppale tamit dina baax trop. entraînement bi kii si balier bi moom man maa ngi entraîné normal mooy Lixon moo may entraîneur mooy sama entraîneur mooy sama coach mu may entraîné lu ma mën dinaa teel a ñëw entraîné te ñoom ñu ngi may wax nii ngay aw nii ngay def nii ngay boor liggéey nii ngay awee man ñu ngi moo koy wax. waaye mën naa leen gërëm sant leen ak père Ada Lixon ak ñoom Robertson ñoom ñëpp maa ngi leen sant gërëm leen ndax ñoom tey ñoo ma egg fii ba may def loo xam ne. am naa yaakaar si ñoom père Ada ak ñoom Lixon ñoom ñëpp ñoo tey ñoo ma def ba ma egg fii su ma la amul woon. président Diallo ñoom tey ñoo may excel fii. li ñuy def amuñu moyen Assane Diallo di leen jàppale amuñu piste di daw ci suuf nga xam ne bëgg nañu ko pour représenter demain leur nation dans les différentes compétitions internationales gëm-gëm googu laa gis ci moom jàpp ni mën na doon championne parce que jom ji laa gis ci moom bëgg-bëgg bi di lay sama yaram a ngi daw lii mooy jom ba pare nag jom ci sa réew mooy patriote c'est-à-dire kii dafa am yéene yóbbu réewam ci kàttanam ak ci passion fu sori jàppale leen gune yi ay woy walaay barke bi ngeen ci àndal boo leen bëggee sax waxu troisième mandat gaa yi leen di wax toog leen waaye foo leen jëm ngir yàlla bëgg leen loolu macha allah yal na yàlla yombalal yoonam moom gune gi bu ko defee rek muy gën di daje ak ñi koy jàppale ki leen di jàppale jamono ji yàlla kattanal ko du dëgg bu ko defee rek li mu mënoon tey mu mën lu ko raw déwén incha allah. On continue, bien, on va... Oui, bien sûr. Ministère des Faits, avis expert du match NGB contre Jambar. On y arrive. Ouais, nous découvrir ensemble les résultats de la 14e journée Ligue 1 ak Ligue 2. Le défi on a entamé la phase retour du championnat national de Ligue 1 et de Ligue 2. ngir ñu xam naka la demee en tout cas ñu mën ci jàpp rek 12 buts yu ñu ci gis ci Ligue 1 bi 4 victoires 2 matchs nuls ñaari tali match nul daal di duggee diggante Dakar Sacré-Cœur ak Stade de Mbour tam ñii di Génération Foot lapp yu metti Gorée 3-0 Pikine tam daan Ndiambour 1-0 Seneps tam daan Douane 2-1 ñaari ñii di Ligue 2 moom seen résultat tam noonee la daal di demee wax nga ko avis expert bi comme ni ñu koy defee chaque fois bu Ligue 1 amee Moustapha le philosophe lañ ci àndal mu jàngat boobee jongante ñaari tali ak jàmbaax. gis ñaari tali heure bi ñuy def repli défensif dañuy nekk 5 défenseurs foofu jàmbaar aussi xawoon na am ay jafe-jafe ci premier mi-temps bi parce que bari woon na ay déchets techniques trop sax surtout bu ñu nekkee ci zone de préparation pour génne ballon bi seen sortie ballon yëpp dañ ko raté parce que bu ñuy génne bal bi ci milieu sentinelle bi lay jaar waaye ñaari tali identifié nañ loolu moo tax heure bu ñu ko passé rek dañuy dem. pressing ci koom mu def heure ñu récupérer ballon bi foofu ñu gis ni aussi ñaari tali premier mi-temps bi dafa ragaloon jàmbaar trop parce que ñoo nañ def benn bloc bas mais ci biir bloc bas bi aussi dañ ko doon mixé des fois ñu def bloc bas des fois ñu def bloc médian mais après que deuxième mi-temps bi xam nañ ni jàmbaar tey kiiwu leen quoi nekkuñ ci trop
moo tax ñu remonté bloc bi génn nag jeune moom avec occuper toute la largeur du terrain parce que sooy joué académicien ñëpp xam nañ ni seen football ci côté yi lay jaar donc loolu moo tax mu occuper toute la largeur du terrain bàyyi leen ak zone axiale bi Jàmbaar aussi amoon ay jafe-jafe trop ci deuxième mi-temps bi parce que mën nañ ne seen attaquant yi amul woon benn kii woon amul woon benn mouvement c'est-à-dire dañu statifié woon trop loolu moo leen gënoon indil ay problème loolu moo tax bi ñu defee seen remplaçant boobu seen milieu relayeur boobu kooku moo dugal sax seen ñaari bi donc ñu gisoon match bu am engagement match bu neex ñaari tali aussi ma gis ne heure bu ñu perte bal bi récupéré waat ko te football li ci ëpp solo mooy le meilleur moment de regagner la ballon si immédiatement après d'avoir perdu donc loolu dafa am solo. Aïcha Soxna Fall bu ñu ci jugee rek ñu commentaire ko tuuti Jàmbaar ku gagné nga ne. dañu nul match nul moo dox ci diggante Jàmbaar ak Ñaari Tali xam nga nag dañoo nekk ci guuta nekk ci ay jafe-jafe nekk ci zone rouge bi ñu dikkaatoon ak xëy na espoir defaruwaat amaat ay recrues de taille pour renforcer seen effectif pour xëy na sauver leur saison du purgatoire mais ba tey mujjul sotti match nul la ñu dooree ñuy xaarandi rek ba xam mbir yi nu muy demee. en tout cas match nul gënaluma te xale yi dañoo mën kon nag da leen indi 1-0 sax wala 2-0 ba 5 mën na nekk la direction technique a clôturé un stage des entraîneurs. mu di rencontre boo xam ne ak directeur technique régional yi lañ ko doon amal du 30 au 1er mai lañ ko doon amal foofee ci centre Youssoufa Ndiaye point de discussion yi nag tourné woon na ci organisation compétition ci U17 yi U15 ak U20 garçons waaye tam situation compétition au niveau régional besoin de formation pour les entraîneurs partage du plan stratégique du football féminin muy ay jéego yu am solo yoo xam ne tam liggéeyu direction technique la. kon bu ñu ci nekkee rek c'est encouragé ak le directeur technique Mayacine Mar. Mayacine Mar moom mi ngi def liggéey bu mucc ayib ndaxte képp kuy dooleel jigéen ñi ngir ñu raw yaakaar naa ni tu es à féliciter et à encourager. On vous dit merci pour la gente féminine sportive et merci et bon courage. Bonne suite, n'est-ce pas? Alors on fait un tour en Europe. Un tour en Europe dañu koy dooree ak foofee ci République tchécoslovaque Prague doomu Sénégal dafa nekk moo di Abdallah Sima ñoom ñoo gàddu championnat bi te bii di ñetteelu titre bi moo ne day des na 3-4 matchs à disputer foofee Inter Milan moom mooy champion tam bu Italie moom kon Milan ñëwaat na 11 ans après yi nga xam ne nekkul ci trône bi foofii ca Italie Ajax tam mooy champion mu di 35e titre am ci dëkkam ci jamono jooju ñu rek découvrir li nga xam ne moom mooy résultat yi ñu gis ci week-end bi ay doomu Sénégal nag bokk na ci Pape Matar Sarr bu Metz ak Lamine Gueye tam ràññeeku woon nañ bu baax a baax ci li nga xam ne moom mooy ci week-end bi ak Metz MT ñu découvrir li nga xam ne mooy résultat yi laata ñu leen di jox li desoon ci rek wàllu programmation 34e journée foofee ci Angleterre 17h West Bromwich ak Wolves Burnley ak West Ham 19h15 dinañu ci daje Séville ak Athletic Bilbao 19h lay doon Torino ak Parma 18h45 ñoom itam dinañu ci laale foofee ci Bundesliga ba tam am na benn jongante bu ñu fa war a rek daal di amal ngir ndax képp bëccëg yi ñu fàttali rek ni ñu ngi tiré vers la fin du championnat des championnats européens plutôt xëccoo bi metti lool ci ñi nga xam ne ñoo bëgg a dem Europe ak ci ñi nga xam ne dañoo war a wàcc ak ñi bëgg a maintenir ci xëccoo la ñu toll ci jamono ji Asma Khadija. En tout cas ñu di la jaajëfal bu baax a baax waaw Kumba saa su ne soo dikkee fii di nga ko dégg waaye tamit boo nekkee sur le terrain yaakaar naa ni da nga koy dégg itam kon nag yaa ngi def liggéey bu mucc ayib. jërëjëf di nuyu rek Alassane Ka mi ngi diwaanu Italie di ñu teewlu ak tonton Abdoul Moussa Thiam di leen jaajëfal. mi ngi noonu Soxo sama xarit la sama papa la di Zak fële ca Zak Gaye fële ci Ndar Géej nee na li waaj a wax mooy monsieur Kassé mii nga xamante ni dafa teewal fii tëgg table yi moom nee na dafay baax ngir ñaax ñi nga xamante ni ñoom ñoo di footballeurs yi individuellement ñuy fës ci ay investissement ci seen réew kem ni kii di Sadio Mané di fësee il est à encourager waaye Diao Baldé maa ngi la doon wax sànq déggaguma lu mu fii kii jamono 2002 tamit
Henri Camara gis nañ ni fii dafa taxawal immobilier tabax ay immeubles yu bëri di régénérer li nga xamante ni moom ak Ferdinand dem ci mbay mi il a raison Ferdinand aussi. sur ce point je suis d'accord avec lui. Parfait. Parce que sooy liggéey dafa war a feeñ ci sa dëkk. fi ma d'accordul mooy. que ni commerce bi moo ëpp njëriñ. sport bi lépp am njëriñ te biir sport bi mu war a mën a am ñoo xam ne ñu ngi ciy gis seen bopp ci commerce bi. Très bien, d'accord. tout est bien dit. Merci beaucoup à vous. En tout cas, c'était juste pour passer le message de Zak Gueye ndaxte moom mi ngi fële ci diwaanu Ndar Géej. te itam xam naa ne mekku na rek entrepreneur yi di gën a investir ci jeunesse bi bu ko defee tout. entrepreneur bi sax mooy liggéey stade bi. maa la wax def pause synthétique bi mooy liggéey stade bi. mais nag on doit même tantôt dama daan dégg ñu naan ñun ñëpp war nañ intéressé ci politique waaye man damay naan ñun ñëpp war nañ transformer mu nekk ay entrepreneur bu ko defee ñun ñëpp dinañ jëmale réew mi kanam ba tax ne képp ku ñu fiy teg liggéeykat ngay nekk ndax da ngay xam ne ni liggéeykat yi nga ko séqal du dëgg. Aïcha mi ngi noonu merci beaucoup à toi ku jaar ci sañse bi ndax Fama mën a ñëw. waaw Mbende Couture moo fi jaar comme d'hab rek ma nga HLM 2 wetu Madié Sall 77 519 30 39 bopp bi nag Kumba Air Style ma nga benn tali wetu pharmacie bi moom itam 654 07 79. Aïcha mi ngi noonu moom nag comme tëgg la nee na la lam gi ku ci jaar nee na la nii moom bi invité saay bi invité saay Aïcha merci beaucoup à Elle Sokhna Fall. On va justement recevoir Fama Ba daal di ko dalal borom musique namoon nañ ko vendredi on n'a pas eu l'honneur de la voir mais on l'a eu le jeudi nuit sur le grand plateau. On fait place tout de suite à Immobilier pour parler justement des problématiques autour de ce domaine. Aïcha Fama Ba dañ koy dalal très rapidement noo def. ça va et toi. ah très bien amoon naa la. maa la raw foofu. yaa ngi def jongo ma ni koor gi jàpp la est-ce que yaa ngi ci koor gi wala yaa ngi ci weer bi. non maa ngi ci koor gi non maa ngi ci koor bi bu baax a baax. di profito di leen ci ziar di leen nuyu bu baax a baax c'est un plaisir de vous rejoindre sur le plateau de Subatel Fatima tonton Thiam ak suñu invité ni aussi nos amis fidèles téléspectateurs tout à l'heure rek ñu daal di ñëw ci suñu rubrique musicale. Très bien, ce sera plus tard. Pour le moment, nous parlerons immobilier. Semaine passée, waxtaane nañ fi li nga xamante ni moom moo di les mesures d'expulsion chez le bailleur. Maintenant, nous allons passer au recours des locataires. Ouais, Asma ni nga ko waxee noonu la parce que la dernière fois ni nga ko waxee indi woon nañ procédure d'expulsion. maanaam képp koo xam ne yor nga sa kër loué. soo demee bay expulser ab locataire sa biir kër dafa am ak yelleef yoo xam ne nii moom nga war a sàmmonteeg moom pour def ko yow am na yoon yoo war a jaar yoo xam ne ni doo teggi yoon pour mën a respecter ay akam ak ay yelleefam waaye moom it su nekkee ci situation boobu noonu yoon may na ko mu mën a défendre aussi parce que aussi génne njaboot comme ni ñu ko waxee lu xaw a tiis la te toujours rek loi bi dafay ji ba protéger nit ki ci doomu aadama bi mu doom ci insaniyam ci humanité bi quoi lay def lay bàyyi xel lu bëri ba tax na ki nga xam ne ni pour une raison ou pour une autre soit fayul location nga war koo génne wala mu dem ba moom si boppam mu bëgg a génn ak lu mu ci mën di doon dafa am yoon yoo xamee ni foofu la war a jaar pour dem dañ ne su fekkente ne rupture contrat bi dafa nekk contrat boo xam ne à durée indéterminée la ki fa dëkk maanaam amul àpp boo ko àppal bis bu demee ba nga xam ne ni moom moo bëgg a génn moom daf laa war a tàggu ba pare soog a génn waaye su fekkente ne nag yow yaa ko bëgg a génne il faut nga may ko préavis bi nga koy may dañ ne day dem ba 6 mois bon su fekkente ne nag yow da ngaa bëgg a génne waa ji ngir bëgg a dëkk yow ci kër gi moom aussi ci ay yelleefam ak ay àqam yow soo fa dëkkee parce que souvent nit ñi dañuy wax loolu pour bëgg rek génn la te fekk teguñu ko fenn ki la wax ne damaa bëgg sama soxla sama kër dama pas bëgg a dëkk kooku su fa dëkkul 2 ans yu mat jóge fa yow am nga droit porter plainte kooku da lay fay 24 mois de location su fekkente ne aussi fi mu teg tànkam lu dëgër la parce que fayoo location da nga am loo enfreindre am loo jalgati ci contrat bi leen lié woon mu war laa génne su la indilee signification bi nga xam ne ni mooy ordonnance d'expulsion bi foofu aussi yoon may na la yow mi nga xam ne yaa dëkk ci kër gi nga jël sa temps 2 mois délai la lay jox délai boobu pour nga génn 2 mois yooyu nag délai pour génn la di nga fay mais nag aussi may na la aussi su fekkente ne da ngaa nekk koo xam ne tu es de bonne foi maanaam nekkul da ngaa njublang moo tax bëggoo fay maanaam jamono moo la jàpp wala situation bu compliqué comme mbas mi fi amoon wala ju demee noonu moo la jàpp wala nga am doom bu xam ne dafa hospitalisé wala dara am yoon may na la nga saisir le juge des référés
su ko defee nga def évoquer référer sur difficulté pour juge boobu mën ko def ni nga koy defee nag mooy il faut nga saisir huissier ngay jël parce que huissier moo koy def da ngay jël benn huissier instrumentaire moom mooy dem déposer ko au niveau du greffe enrôler dossier bi su ko defee ñu convoqué la nga ñëw soo ko mën a exposer say fait yi nga xam ne ni moo waral maanaam nga nekk ci problème pour bañ a mën a fay bon du yem foofu. Décision bi nga xamee ni nag aussi juge bi dina ko jël du doon décision boo xam ne dafay nekk une décision définitive décision bi daf koy jël pour juste permettre la nga mën a régler ce problème su ko defee su marché neexee comme ni ñu koy waxee nga mën a ñëwaat mën a fay normalement li nga du décision boo xam ne c'est définitive. Bon juge bi aussi mën na casser décision bi parce que jàpp na ne ki la bëgg a génne fi mu teg génne gi tegu ko ci yoon. Voilà donc su fekkente ne yow da ngaa saisir huissier bi su demee def aussi requête bi su décision bi génnee te yow nekkoo fa ñu rendre décision bi sa ginnaaw bailleur bi dafa am obligation jël kii boobu décision boobu ñëw signifier la ko pour que yow nga mën a def appel donc à tout moment mën nga def appel su fekkente ne décision bi arrangé wu la pour nga mën a bala ngaa génn wax nañ ne aussi mënuñu laa génnee ci période boo xam ne c'est une période de trêve hivernale la. maanaam jamono joo xam ne ni dafay taw wala moom intempérie wala comme ni mbas mi amee woon nga xam ne chef de l'État dafa jël décision ne bu fi génne benn locataire nga xam ne sax daanaka audience amul tribunal yu mel noonu ay mesures la yoo xam ne ni kenn du ci génne nit am na heure yoo xam ne ni aussi kenn du ci génne nit li ko dalee 21h 9h ci guddi ba 6h du matin foofu aussi doo fa ñëw di fa génne nit bon su fekkente ne aussi nu mu tuddati sax juge bi rendre na décision bi du tee diggante bi nga fay nekk da ngay fay doone rek dama fay nekk nii may nañ ma ñu puus kii bi te du ma fay waaw donc da ngay continuer di fay voilà mën nga demander aussi maanaam moratoire loolu yëpp dafay am maanaam lu mu ci mën di doon rek arrangement mën na am ba nga xamee ne yow génne bi ñu lay génnee saa yu demee ba acté ba ñu génne la rek xamal ne def nga jéye ju mag wala nekk nga koo xam ne vraiment taxawoo ci disposition u fay parce que aussi kiy investir ñëw tabax këram banque di ko xaar moom aussi am na loo xam ne aussi mi ngi tegu ci ndondam donc kii dafay jàppale kii jàppale kii su ko defee lépp ñu def ko ci yërmande loolu moo ne yóbbu ba tey asma ci ni ñu ko waxee la dernière fois état bi war a gën a góorgóorlu ci wàllu logements sociaux yi wax nañ ko fi waxaat ko fi wax nañ la nga interpeller sa xarit le ministre pour mu leeralal nit ñi ci wàllu logement 100 000 logements yi parce que lu am importance la ci wàllu économie parce que aussi liggéey ba pare li ngay liggéey lépp daanaka moitié bi nga fayee ko location te yeneen charge di la xaar dafay metti war nañ dem Sénégal ba toll foo xam ne ni location su amee vraiment fi nga local bi nga jël pour liggéey la mu nekk à usage commercial mais pas forcément à usage d'habitation loolu aussi ñu ngi ciy ñaax état bi li lañ leen indiloon tey pour may ñeneen ñi aussi ñu mën a kii question yi nag ba tey comme ni ñu ko waxee rek au niveau de la toile mën nañ poser question ku ci bëgg ñu justement am na ñoo xamante ni ils sont très réactifs une maison vendue combien de temps est donné au vendeur pour quitter par le huissier une maison vendue waaw bu ñu jaayee kër ba noppi bon suñu jaayee kër loolu c'est d'un commun accord mën na nekk d'un commun accord parce que ça dépend aussi su fekkente ne da ngaa ñëw jaay kër kii soo fekkente jaay nga kër gi bala ngaa jaay kër gi yow mi nga xam ne yaa moom sa kër da ngaa jaay kër gi même délai yi il faut que déjà nga ñëw wax waa ji ne ko parce que c'est normal damaa bëgg a jaay sama kër soo ko ne damaa bëgg a jaay sama kër keneen moo koy jëli kon yow doo fa dëkk donc il faut nga respecter préavis wu 6 mois boobu loolu aussi duñ doon mois ji moo ñëw rek daal di ne damaa bëgg a jaay sama kër rek génn nangam noonu dafay jaar fi mu war a jaar il faut nga ça doit faire l'objet d'un acte extrajudiciaire bu huissier bi déposé après yow aussi nga am congé pour mën a dem yaakaar naa ni il faut ñu ñëwaat ci loyer yu cher yi ndaxte am na kuy naan maintenant les studios sont à 200 000 xam naa loolu beneen sujet la beneen thématique la boo xamante ni spéculation la voilà moom dina ci ñëw incha allah rabbi te itam am na kuy doon laaj ba tey ne ku amul ab njëgum fay luwaasam mu mat est-ce que tey kooku am na doole poche pour dem uti huissier est-ce que il y a des huissiers de justice sociale ou volontaire tout comme avocat yi nu muy amee ba oui loo gis liggéey boo gis rek am na koo xam ne ni mi ngi parce que nit ki li ngay liggéey ci ngay jaamoo yàlla ci ngay jaamoo yàlla su fekkente ne aussi maanaam mënoo parce que soo xoolee très souvent
dafay am ay mécanismes yoo xam ne de comment on appelle de régulation yi ñuy def ci kii yi. mën nga dem sax gis sa chef de quartier. parfait waxtaan ak moom loolu yëpp ay mécanismes la. parfait parce que ñëpp amuñu aussi. culture saisir tribunal recours à la justice mais yoon wi daal nii la ko tëlee et puis c'est dommage on dit que nul n'est censé ignorer la loi fi nga war a jaar foofu ngay jaar. Aïcha merci beaucoup ñu tàbbi rek ci art et lettres dalal Fatima Diop bu ko defee mu yebbil ñu moom itam li nga xamante ni moom la ñu indil tey ci aada ak cosaan di culture. Aïcha Fatima Diop ñu fas yéene waxtaane li nga xamante ni moom moo di la journée mondiale de la danse un art que j'adore la danse. Bah ouais. Le cri de cœur aussi des artistes parlait aussi du mémorial de Gorée livré en 2023 normalement. Effectivement Asma comme ni nga ko waxee rek ñu daal di wax d'abord ci li jëm ci exposition maanaam benn vernissage boo xamante ne artiste bi di Babacar Mbaye Diouf daal dina koy amal fële nga xamante ne moom moo di ci musée Théodore Monod bi nekk fële ci bu IFAN nga xamante ne mu ngi jàkkaarloog Assemblée nationale daal dina ko fa amal mu nekk exposition boo xamante ne nag lu am solo la parce que kurus la boo xamante ne turu yàlla yi la ci def ba mu mag ci kurus la boo xamante ne nag aussi 1 an la ko liggéey mu nekk exposition boo xamante ne am na solo mu ngi foofu ca musée bi dinañ ci ñëwaat nag ci ni mu gën a yaatoo ci sunu yeneen i jotaay xibaar yu jëm ci wàllu caada ak cosaan comme ni nga ko waxee aussi li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllub musée bi jot nañ ko nag taxawal jusque semaine bi nga xamante ne la ñu génn ginnaaw nag ba fa directeur de cabinet bu ministre de la culture et de la communication nekkoon yëkkati fi ay kàddu nag daal dinaay wax lépp lu jëm ci boobule mémorial Gorée nga xamante ne ñëpp ñu ngi ko doon di xaar jàpp ne nag dinañu joxe li nga xamante ne moo jëm ci njeexital liggéey yi 2023 tàmbali nañ ko soobu nañ ci incha allah jàpp ne na rek lu ni mel dina yemb ca ni mu gën a gaawee te dinañ ko jox ki nga xamante ne moom moo di njiitu réew mi date ba ñu wax ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor boobule liggéey alors Asma ñu daal di wax ci wàllu journée mondiale de la danse amal nañ ko ba noppi journée la boo xamante ne nag peut-être naam ci koor gi la tombeel yenn activités yi waroon am yëpp jotuñu ko cee def mais am na as lëf yoo xamante ne daal di nañ ko ci def bokk na ci ñi nga xamante ne ñoo di artistes yi wax nañ seen jafe-jafe wax nañ li leen naqari par rapport ak li nga xamante ne moom moo di secteur bi parce que jàpp nañ ne secteur la boo xamante ne kenn fulaalu leen te pourtant dañuy exporter li nga xamante ne moom moo di la danse partout au Sénégal am na ñoo xamante ne sax dañuy jóge ba biti réew di ñëw di jàngee fii nga xamante ne moo di Sénégal li la di wàllu fecc bi ndax fecc bëri na façon xeet bu nekk fii ci Sénégal ca culture boo dem am nañ seen façon fecc donc te it xeetu fecc yi nga xamante ne jot na am ci Sénégal aussi xam nañ ko am na yoo xamante ne day faj comme li nga xamante ne moo ci feccu ndëpp gis nañ ne fecc yooyu dafay fecc am na tamit danse mortuaire loolu yëpp nag tey moom lañ leen bëgg a waxtaanee ñu daal di koy dëxëñ def ko ci benn dossier boo xamante ne Abdoul Aziz Sow Dabakh moo ko réalisé MD ak Mbaba bu fekkee élément bi yemb nañu seetaan ko daal di dellu si waat ci plateau bi. bis bi ñu jagleel fecc ñu màggal ko ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril bi weesu ci àdduna gi wërngal këpp ni ki noonu fii ci Sénégal ñi ci yëngu màggal bis boobule ci ay ndaje yu ñu ci amaloon ku ne danse ne art mën wax itam divertissement nit ki mën cee jaare wane yenn yëg-yëg yu muy am ci geste yu muy def finesse bu mu ciy àndal ak lépp lu mu laaj fës lool ci cosaan mu xam fii ci mim réew wala biti réew dëkk boo dem am na ni ñu koy wanewee xeet itam boo dem ak ni ñuy ràññalee seen fecc ni ko pulaar bi di defee uuteeg lool ak ni ko séeréer bi defee ni ki noonu joolaa bi ak feccam uuteeg lool manjaago bi saraxulle bi wolof bi bambara bi ku nekk ci ñile am na fecc boppam muy wango ba ci mbalax tur yi uute lool waaye lépp bokk benn code bi bu nekk ak fu ñu koy defee am na lu ñuy duppee danse thérapeutique mu di fecc ngir fàcc nit ki boobee la ñuy gis ci ndëpp yi ñu koy faral di amal ci yenn gox yi fii ci mim réew
it am na muy la danse mortuaire ñu koy gis ci yenn dëj yi. ni ki yenn xeet yi di ko amal danse classique itam xam nañ ko. ànd ceeg bale yi bari ay troupe lool yi ci yëngu fii ci mim réew. danse moderne it naka noonu waaye mu mel ni feccu démb ak bu tey am na lu bëri si lu leen uutele mu mel ni kon tànk bu ci waay yëkkati am na fi mu ko war a teg waaye itam am na ci bërëb bi mu ko war a amalee bu ñuy baaw naan it ñu ngi koy faral di amal yenn façon yi fecc. xale yi tey foog ñu gën a gëstu gën a dem xool seen racines yi ak lépp loo xamante ne dañ koy def ci danse muy ci danse traditionnelle bi di ci danse contemporaine bi dañ ci war a gëstu parce que li ñuy def dañu war a xam lan lay tekki lan lay wax ak image yi ñu ciy wane tamit dafa war a doon image yoo xamante ne day nekk image yu baax daal yoo. bu jàmbaar yi doon dem xare itam géwël yi daan nañu leen a kañ di ci teg ay pas de danse ngir gën leen a yokk jom fecc mi rawatina danse moderne bi fës loolu jamono ji moo xam ci salle de spectacle yi ba ci clip yi wala sax ci xew yi mu di ngénte yi ak takk yi. Aïcha, en tout cas mu nekk art bu magnifique waaye danse mortuaire bi j'aurais aimé j'ai kumpa mooy rey xam naa ni il faut ma gëstu ci gën a yaatal ndax junj rek nga ñuy mën a def junj rek laa koy mën a def parce que duma ko mën a yaatal comme il se doit mais de toute façon incha allah dinañ ci gën a xuus parce que moom itam yor na école boo xamante ne l'école des sables moom mi nga xamante ne moo di Germaine Acogny moom moo defoon li nga xamante ne moom moo di danse mortuaire bi dañuy gis nag même ci am na aada yoo xamante ne bu ñu amee néew sax dañu koy feccal am na aada yoo xamante ne noonu lañ koy defee donc fecc dafa nekk loo xamante ne dafa yaatu lool ku ci nekk ak na nga koy gisee ku ci nekk ak la mu lay jëriñ am na ñoo xamante ne pour faj nit dañuy ñëw di fecc di ko wayal ba nit ki wéraat ndax gis nañ li nga xamante ne moom moo di ndëpp yeeg yooyu noonu y a beaucoup de choses yoo xamante ne moo englobé lii di danse classique comme tu as l'habitude de le dire voilà donc yooyu yëpp moo nekk ci li nga xamante ne moom moo di wàllub danse te ëmb ko mais acteurs yi yëngu ci biir également ñoom itam à chaque fois dañ koy wax parce que gis nañ ci Covid fond bi nga xamante ne bi ñu ko partagé ku ci nekk la nga am presque mën naa wax ne 5300 la ñu nekkoon ci ñoom ñëpp ay danseurs 5300 personnes boo leen séddalee 50 millions yi ku ci nekk 18000 nga am donc njëriñul kenn dara te toog nañ ay diir defuñu seen ay activités donc yooyu yëpp jafe-jafe la yoo xamante ne jot nañ ko béy ci journée mondiale de la danse bi ñu amaloon fii au Sénégal ministre bi également rafetlu na li nga xamante ne moom moo di seen liggéey te it digewaat na ne dinañ leen gën a jàppale gën leen accompagner par rapport ak seen liggéey bu ko defee ku ci nekk daal di gis sa bopp comme on a l'habitude de dire rek secteur bu ci nekk war nañ koo jàppale ba rek ñoom itam ñu daal di gis seen bopp noonu la ko waa danse daal di soxla aussi. L'État ne peut pas tout. Non, il faut que les artistes nous tous comprenons tantôt Fama waxoon nañ ko fii avec les chanteurs fonds yu mel noonu boo demee ba xam ne 18000 la ku ci nekk di am ngeen jël ko def ko seen fonds de roulement di ko def natt par an artiste bu nekk am na 18000 ba muy dugal ci kees ga bu yàggee dina mat 50 millions et autres et ce qui fera que ils vont se créer une indépendance artistique boo xamante ni nguur gi day ñëw rek tàccu te li koy war ci ginnaaw mooy dina joxe somme bu ëpp ñoom lu ñu mënal seen il faut qu'on se valorise soi-même pour pouvoir avoir de la valeur vis-à-vis des autres donc on les encourage man l'art ça me parle et la culture également ça on n'en disconvient pas parce que c'est un secteur que tu aimes et chaque jour da nga koy wax et da nga koy wane yaag Fama yéen a yem donc ñun ñëpp dañoo bëgg caada ak cosaan parce que dañ ciy gis suñu bopp suñu identité la ku ci nekk amoo lu dul sa culture et foog nga koy valoriser à tout moment donc lii lañ leen indiloon tey par rapport ak li nga xamante ne ni moom moo jëm ci wàllu journée mondiale de la danse xam ngeen nag ci koor la ñu nekk donc activité yi bëriwul comme ni mu waree bëree comme ni ñu koy defee donc stand-by merci beaucoup ba après koor gi ñu daal di retourner waat incha allah en force avec
des invités de marque mais également avec des dossiers yu lourds incha allah ñu daal di koy jox ñi nga xamante ne mais ce sera toujours croustillant la culture merci beaucoup Fatima Diop ñu tàbbi nag ci invité bi waaye monsieur Thiam laata loolu am na benn question bu importante bu benn internaute posé donc moom mi ngi doon laajte mu ne moom dafa feebar AVC tëdd ci l'hôpital ga borom kër gi mu dëkk daal di génne ay bagages am maanaam expulsé ko léegi est-ce que loolu yoon la est-ce que moom ci moment boobu lan la war a def. luy yoon borom kër gi amul droit expulsé ko. d'autant plus que xam na ne dafa feebar. ça c'est un. de deux balaa mu ko expulser aussi il faut que mu am décision de justice. pour que mën a expulser mais su ñëwee rek dajji buntam kii ko loolu voie de fait la. d'accord loolu la ñuy wax voie de fait c'est un délit donc kooku su génnee su porter plainte c'est clair que kooku le cas borom kër gi dina répondre de ses actes. parce que kon sa waa ji solution baa ngi noonu da ngay ut avocat nga dem porter plainte wala fi nga tëdd noonu. non jarul mën na avocat def procuration police rek su demee police. mu porter niveau de la plainte gendarmerie la plus proche. très bien porte fait pour voie de fait. parfait mi ngi noonu kon nag mën na sax def procuration am ku ko délégué lool balaa bagage mi di réer wala mbiram di tas Aïcha mi ngi noonu Mamadou Kassé président de l'association des bijoutiers tëgg table du Sénégal moom dalal nañ ko fi tey tantôt ginnaaw bi mu xëccoo tuuti ak waaye tàggat yaram gi fa mu wax ñu lu doon ay tànkam ci plateau gi fii yaa ngi doon wax ne da ngeen di am pétition ngir xeex li nga xamante ni moom moo di mbirum or bi ñuy jëlee bitim réew di ko dugal ci miim réew te or di am fii. waaw ñu ngi lay jaare bu baax di nuyu sénégalais yëpp di wax ne loolu moo ñu fi di tey mooy organisation bi ñuy wax association nationale bijoutier tëgg taabal mooy tëgg yi toog ci taabal ji di liggéey nga xam ne lépp li nga xam ne moo aju ci wàllu tëgg ñoom ñooy toog ci taabal ji di ko liggéey organisation bi nag 2017 lañ ko sos buñ ko sosee ba léegi ñun ñetti point yi nga xam ne moom lañ mujjee ci pétition moom la ñuy wax mooy li jiitu mooy dañu jàpp ne or bi nga xam ne ñu ngi koy génne fii Sénégal di ko yóbbu bitim réew mooy or brut bi te transformé ñu ko fii te am na ñu ko mën a transformé fii loolu dañu jàpp ne du yoon beneen bi mooy importation bi nga xam ne ñu ngi koy def importation bijou nga xam ne ñu ngi koy dugal fii moo xam bijou or la wala bijou plaqué wala bijou bu mu mën a doon te ñun ñu mën ko tëgg fii te ñu ngi koy importer loolu tamit dañu jàpp ne dañu bëgg ñu arrêté ko beneen bi mooy comptoir d'achat boo xam ne tëgg yi dañ ko soxla pour mën a am or. surtout ça léegi benn bu ci nekk depuis juróomi at nii organisation tëgg table fépp fu ñu war a taxaw jooy nañ ko fa. waaw def nañ ay conférence de presse yu bari pour yee suñu kilifa yi ak yee askan wi. wala wax ak tamit sax jigéen ñi pourquoi mënuñu takk or parce que conditions yi or bi di doxee ak ni muy génnee réew mi moo tax ñun mënuñu gis ci or bi bu leen koy mën a jaay pour mu mën a yomb. waaw mën nañ ci expliquer. soo leen ma ko mayee. mooy li jiitu mooy génne or bi. jafe-jafe yi nga xam ne mi ngi koy jural réew mi. biñ ci commencé gëstu dañu dem di ci gëstu di ci xeex teewuñu woon ay rapport yoo xam ne dëgër na mais bi ñu xam na ne ñun tëgg yi arrangé wuñu ci tëgg yi rek lay moon mais dem nañ ba gis ne lii sax waxuma la tëgg yi mais Sénégal ci boppam arrangé wu ko. parce que dafa am benn étude boo xam ne def nañ ko fan yi passé def nañ ko. Union européenne moo financé étude bi pour ñu def ko ci diggante Burkina Ghana ak Sénégal ku ci nekk sa mine d'or bi nga xam ne yaa ngi ko am nan lañ koy exploiter nan lañ ciy jëfandikoo maanaam Sénégal ñu gis ne. mine d'or bi nga xam ne nekk na Sénégal ñi nga xam ne ña nga fa di liggéey ci exploitation boobu. nga xam ne bokkul ak société yu mag yi nga xam ne ñu ngi koy def foofu maanaam ñu gis ne li ëpp ci or boobu bu ñëwee li ci ëpp déjà Mali lay jaar. benn parce que problème bi mooy distance bi diggante Mali ak Côte d'Ivoire diggante Mali ak Sénégal beneen bi mooy bu ñu ko jëlee dinañ ko jëlee foofu ba mu ñëw fii Dakar ba génn dem Dubaï ba ñu tëggaat ko bijou te du jaar ci loxo tëgg. loolu rek. te du jaar ci loxo tëgg léegi nag dañ naan la non li ñuy fay te li ñuy fay mën nañ la wax ne su ki nga xam ne jëlee na ko foofu ci Sabodola bu ko jëlee moom da koy jaay ki nga xam ne mooy jënd foofu ci Sabodola. bu ko génnee ba pare mi ngi ko koy jaayee daanaka 83%. marché noir bi ci marché noir bi mais 83% ci prix or mondial bi fi mu ne or bi may wax ak yéen mi ngi jar ci mondial 38 880 loolu lay jar. ñaata carats. 24 carats. 24 carats waaw mooy lengo bii génn mi ngi jar 38 800. loolu lay jar léegi bu ko jëlee loolu la koy jaayee. noonu la ñuy toppee bu ko jiyee da koy jaayee négociant bi nga xam ne moo nekk foofu ci Sabodala kooku bu ñëwee négociant bijoutier bi nga xam ne day jaay rek du tëgg. kooku lañ koy jaay kooku moo koy jël boole kook bijoux yi nga xam ne dañ koy recycler fii Sénégal boole leen
fondre leen pour mën ko yóbbu Dubaï. bu demee da koy jaay foofu Dubaï bu ko jaay ñu defaat ko bisu mu indi ko te li gën a doy waar ci loolu mooy bu ñuy ñëw di ko indi fii Sénégal li nga xam ne moom la ñuy fay ci suñu ci impôt ci wala ci taxe daanaka 1,74% la ci prix bi nga xam ne mooy 38,800 yi ma wax maanaam nga xam ne état sax gañewul ci lii. tout à fait ñun nag ñu indil leen benn proposition ne leen. li ñu gëm mooy ñun am nañ ay tëgg yoo xam ne fii mën na la wax ne lépp lu génn ci or parce que keroog bi ñu demee ANSD ñu ngi wax 15 tonnes moo génn 2017 ba 2015 15 tonnes ci li ñu génne nga xam ne ñoom gis nañ ko mais ñun tëgg yi jàpp na ne 15 tonnes yooyu mën nañ ko tëgg léegi nag nan lañ koy tëggee loolu moo indi ñu ne nañ ñu taxawal comptoir d'achat. parce que bu ñu taxawalee comptoir d'achat boo xam ne dinañu mën a permettre ñun ñu mën a concurrence ak importé bi parce que lu ñu xamul ci importé bi mooy consommer local bi ñi nga xam ne ñun ñoo koy tëgg moo gën a wér. moo gën a wér parce que boo jëndee importé bi daanaka mën nga ko takk ñaari fan ñett 1 mois mu dajjee ko parce que dafa oyof. parce que industrie la. comprendre nga. beneen bi mooy seeraay bi parce que ki koy jëndee fii da ciy teg lépp coût bi nga xam ne teg na ko ci yëpp da ko ciy teg te or CRA la 18 CRA bu nekkee Italie bu ñu jógee importé ak bu nekk fii Dakar benn la titre bi rek moo ci am solo. léegi nga jënd importé ak nga jënd local moo ëpp bénéfice ñaar parce que or pour ñaar moo tax ñu koy jënd. benn pour takk. ñaareel bi pour denc ko ëllëg boo amee nga denc sa xaalis. ñun yow jigéen bi soo nekkee ne dem nga jënd importé bi. di nga ko jënd lu cher benn par rapport ak ñun local bi. ñun li ñuy tëgg di nga ko jënd lu cher amul benn différence bu dul ñoom importé rek la tudd moo tax. léegi beneen bi mooy boo ko takkee ba war ko takk bi durée bi du yàgg benn parce que du dëgër buy jógee ci loolu nga war ko jaay pour jëlaat sa xaalis. doo ci génn par exemple doo ci génn. parce que seeraay bi mooy ñëw topp la. dëgg la léegi yéen bi ngeen ci waxtaanee ak ñi war. luñ leen wax yan promesse lañ leen defal wala déglu nañ leen sax. waaw xam nga Sénégal problème bi mooy man dama jàpp ne ñun bi ñu nekkee 2017 ba léegi di kaas ci lii mu nekk loo xam ne jàpp naa ne luy suqali réew mi la. ndax li làmboo ci tëgg. li làmboo ci tëgg nga xam ne boo génnee Côte d'Ivoire maa ngi leen di nuyu ñi nekk Côte d'Ivoire ñi nekk Mali Burkina fépp fu sénégalais nekk di fa liggéey di daan doole di indi fii ci Sénégal lu ci ëpp tëgg lañ léegi dafa nekk métier moo xam ne métier la dañ koy jàng maanaam science la dañ koy xam-xam la dañ koy jàng mais ñun yàlla daf ñu baaxee mu doon aada ci ñun nga xam ne da ngay judd ñu jàngal la ko nampatal la ko ba day nekk doom léegi nag loolu noonu biñ commencé di ci wax boobu ba léegi ñu gis ne lii métier bi mu ngi dem suux ba ëllëg duñu am sax ñoo xam ne ay relais yoo xam ne mën nañ soxali métier bi parce que métier moo gis bu doxul rek nit ñi dañ koy wan ginnaaw léegi nag commencé di def ay conférence presse comme ni ma ko waxee léegi dem ziyaare sëñ Muntaxa xëy na moom sax waxuñ ko parce que dañ ko ziyaaroon pour mu ñaanal ñu ci li nga xam ne moom mooy métier bi parce que bi ñu laajee dañ ne mag ñi defoon nañ ko ñu dem ci sëñ Mbaye Sy Mansour ñu ngi koy ñaanal di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi moom ñu toog wax ko ne ko sëñ bi dañu bëgg nga jàppale ñu ci impôt nga jàppale ñu comme yow sa kaddu moo ñu gën a jotal ñu wax ko li nga xam ne mooy suñu jàmbat xëy na bi ñu ci génnee xamuñ dafa daje wala kii arrêté woon na li nga xam ne mooy importation bijou bi bon ñu bari ne non dafa daje wala kii mais li ñu ci mën a am mooy même bu dul dara sëñ bi bu ñaanee yàlla mën na ko nangu mais dañu jàpp ne importation bijou importé or bi importation plaqué bi ak importation bijou xaalis bi léegi yooyu yëpp bi ñu toogee kilifa yi ku ci nekk boo ci waxee di nga ko poser problème bi mu ne la waaw dégg naa problème bi comprendre nga moom sax da lay indil yeneen problème yoo xam ne da koy dolliwaat ci sa biir problème nga xam ne ni problème yi bëri na moom du régler problème il est conscient léegi mu xam moom ne problème bi bëri na léegi mais problème bi mooy responsabilité la xam nga man dama jàpp ne bu ñuy fal un ministre ci benn secteur ministre boobu dafa war avant muy ñëw dafa war am vision ci secteur boobu. Absolument. mais mënuñu jël benn nit boo xam ne yow xamoo sax wala bon lii am chaque jour mais ministre boobu bu avant muy ñëw war na taxawal programme am. nga xam ne ñun bu toogee tëgg table wala mu toog benn organisation danaa la man sama vision ci tëgg. lii la. fii laa bëgg lii mooy jafe-jafe nii laa ko bëgg a régler. kon yéen ñun ñu dollil ko. li ngeen bëgg tey mooy que ñu arrêté wala ñu waxtaan xool convention yi ñu arrêté importation. ñu arrêté ko wala ñu organiser ko. xam nga bu ñu nee arrêté mooy mool bi nga xam ne bëgg nañ ko utiliser. mais mën nañ dem ba toog ci toog waxtaan. réglementé ko comme ni ñu def yeneen secteurs yi. nga xam ne xam nga nit booy concurrence ak da ngay concurrenceal koo xam ne
mu ëpp la doole. mais ñun ñële ay industrie lan benn 24 heures mën nañ ci liggéey 1000 pièces. parfait ñun benn jaaro mën nañ ci xëy suba ba ngoon. dama lay baalu àq rek parce que li nga ko waxee sànq gis nga lu laal sa deret rek yëngal la. te man tëgg laa te damaa xam lu bëri ci li muy wax nii. moom mii xam na ci li may wax moom mii. ndax am naa sama nijaay boo xam ne nii moo ko yar moom mi femme mi. te dafa gaañu te xam nga lan moo ko génne àdduna dama tudd turam ñu jàpp ko tëj ko parce que dafa jënd or ci xale boo xam ne nii daf koo sàcc te bi mu ñëwee kooku nekk góor boo xam ne nii biñ ko tëjee bi mu ci jógee ba léegi la jëlee feebar parce que amul comptoir bu ñu mën a jëndee or. pour mën ko réglementer donc tëgg yëpp dañu nekk en sursis. tant que defuñu comptoir commercial. pour mën a assurer kii boobu noonu. je tenais à le dire xam nga comptoir bi li ma ciy wax. ñun bi ñu toogee ak ministre bi dañ ne ko. état dafa war a jël responsabilité am ci lépp li nga xam ne mi ngi nekk ci réew mi ñun dañu gëm ne comptoir gis-gis bi nga xam ne tëgg table am na ko ci mooy comptoir état bu Sénégal moo ko war a organiser taxawal comptoir bi. parce que bu boobaa tëgg yi dootuñ jëndati ñu naan leen alalu sàcc la. dëgg la te en plus day sécuriser métier bi day assainir métier bi ba yow doo jënd si ñun tëgg yi sax dañuy teg ñu mën a liggéey lu jub. parce que boo jëndee ci comptoir pare dañ lay imposer nga ñëw. indiwaat li nga tëgg. ñu poisonné ko bu dee 18 la ñu xam ne 18 bi mat na. bu dee 14 la ñu xam ne 14 bi mat na. mais bëgg nañ tamit bu baax ngeen baal ma ci yéen médias yi comme ni ngeen ko defee nii baax na. parce que comme ni ma ko waxee léegi ci sport bi dafa war a laaj mu am ay journalistes yoo xam ne dañu war di gëstu ci métier yi. comme ni ñu ko defee ci fecc comme ni ñu ko defee nii pour ñu mën a xam li nga xam ne économique réew bi parce que fi ñu toll nii ñuy laaj. ndaw yi pour ñu mën a liggéey. man jàpp naa ne artisanal bokk na ci secteur bi nga xam ne. buñ ci doolelee waxuma nag ay jël ay 50 000 wala 25 000 di leen may non waxuñu loolu artisanal soxla lu ko koy may. dañ ko dooleel dañ assainir métier bi rek. ñoom dinañ mën a liggéey pour moom seen bopp. très bien le message est arrivé à bon port. te di ñun dinañ ko jottali ndaxte ñoom safoo nañ programme bi te ñoo ngi koy seetaan ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci sa teewaay fii daal di tàbbi ci musique pour fermer et justement Fama Ba moom la ñuy jox lenge bu ko defee ñu wëyal. Aïcha Fama Ba ñu fas yéene waxtaanee musique googule dina wax ci ki nga xamante ni moom moo di vendre la destination Sénégal. par les artistes avec Papis Niang Arbi management. exactement Asma waaye lii monsieur Kassé doon wax am na solo lool ba mu bëgg a maye sax li nga xamante ne moom mooy rubrique bi rek waaye vite fait si tënk ndax temps bi aussi mayetuñu ko comme ni nga ko waxee artistes sénégalais yi dugg nañ studio nara def benn compil boo xamante ne ànd ci at Arbi management muy Papis Niang nga xamante ne vétéran la ci milieu bi yàgg ànd ak ay ndaanaan yàgg leen réaliser ay clip ñoom lañ ci daal di àndal rek pour daal di amal li nga xamante ne mooy son bu ñu tuddee hymne bienvenue au Sénégal nara nekk hymne boo xamante ne à la fraternité la daal di jaay la destination sénégalaise donc ñoom nag ñu ngi noonu ñi ci nekk comme gis nga Abdou Guité Seck tamit ci njiit ñi initié yëf yi ci la daal di bokk Daba Sey mi ngi ci waaye tamit CB moom it nekk ab benn tubaab boo xamante ne bëgg Sénégal lool génnee na fi sax son am na ay vidéo yu bëri yoo xamante ne am na ko fi ndax je me rappelle très bien dalaloon nañ ko ci plateau boobu di bon week-end une fois waaye tamit Mirma ñëpp ngi ci biir Maguette Mbaye Assane Ndiaye moom it mi ngi ci biir Titi Pape Diouf ñoom ñëpp ñu ngi ci biir rek donc pour dire que at weeru koor bi ñoom ñëpp ñu ngi daal di lëlu rek di ci pare yu bëree bëri comme ni ngeen ko gisee fan yi gis ngeen ne que lii di musique bi dafa xaw a taggatémbe waru Binta dafa nekk en slow down rek c'est évident ndax koor bi Ramadan oblige waaye nag kenn ku ci nekk am na li ngay waajal ndax ku ma ci waxtaanal rek am na loo xamante ne di nga ko génnee am ñiy génnee ci ay woyu Ramadan comme Dieyna bi ma andi woon ci plateau rendez-vous waaye tamit fàttali leen rek ne leen que am na ay ba tey ñu ngi def ay don ay li nga xamante ne tamit moom mooy remise de ndog yi di ko maye ci mbeddi Ndakaaru yi kenn ku ci nekk ci sa gox ñu ngi koy def mu nekk loo xamante ne lu nit ñi rafetlu la ndax kenn ku ci nekk amoo ku dul ki la bëgg amoo ku dul ku lay dooleel donc ñoom ñëpp dañ daal di ànd ak seen ay fan club rek daal di koy def donc Asma nañu xam ne que rek lii mi ngi ñëw ànd ci Papis d'ailleurs dina am interview bu ñuy amal at moom at ki nga xamante ne mooy Abdou Guité Seck très bientôt temps bee ñu ko mayuloon rek wante dinañ ko def at concours bi di ko fàttaliwaat nit ñi Youssou Ndour moo ko joxe woon daal di ne woon que yaa rasulullah bi mu wëy sallallahu alayhi wa sallam daal di koy wëy ci période confinement bi ci période bi muy def fii tey loolu nga xamante ne amaloon na ko bi mu fa génnee son boobu dafa teg ci table bi 10 millions ne ku reprendre son bi daal di ciy def vidéo bu nice rek yow yaa ko moom
artistes yi nag jóg nañu ñu ngi ciy def donc dire que ne que ñëpp xaj nañ ci nañu def ndax Aboubacry Samb génnee na Tawfekh Mbaye génnee na Chifa génnee na ñoom ñëpp macha allah ñu ngi koy def même si bu dul but bi du pour jël xaalis bi waaye pour féexal seen xol at jaam yi at ñi nga xam te ne ñooy seen fans yi ndax son la bu neex boo xam te ne Youssou Ndour amal na ko donc yaa rasulullah da tudd rek Mouhamadou rasulullah sallallahu alayhi wa sallam donc dem leen ngeen reprendre ko en tant qu'artiste même ñi nga xam te ne ñu ngi soog a jóg sax wala ñi mën a di cover nañ ko def ndax lu am solo la juste pour faire plaisir et aussi pourquoi pas gagner les 10 millions. loolu tamit dinaa ci def dossier bu baax a baax. incha allah rabbi di la jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal toute l'équipe 45 on touche à notre femme di la bàyyi rek nga tàggatoo ci pétition bi fan lañ koy signer sur les réseaux sociaux ou bien on peut directement vous joindre. mais am na ay fiches yu ñu am tamit envoyé nañ ko suñu coordonnateur yi nekk fépp fi nga xam ne ci Sénégal. pour ñu mën ko signer 5000 signatures lañ soxla pour lii nga xam ne jàpp nañu ne njëriñu Sénégal la. parce que du pour tëgg yi rek. parce que nañu fàtte ne or 2016 dañu wax ne bépp koom-koom bu nekk ci suuf sénégalais yëpp ñoo ko moom kon loolu ñun bu ñuy taxaw pour ñu aar ko wala pour ñun ñu jariñoo ko pour Sénégal gi yëpp la kon ñu ngi ciy woo sénégalais yëpp ñu signé ci jox ma ci man voilà ku ci nekk signé ci lien bi tamit dinañ ko envoyé képp koo xam ne yow sénégalais nga gëm nga ne suñu koom doomu réew mooy tabax réew mais koom-koomu réew ci la ñuy tabaxee réew léegi nag loolu ku gëm loolu. pour man da nga war a signer ci pétition bi. Inch'Allah ñun ñëpp sax bala ngay wàcc fii dinañ signer pétition bi. Merci beaucoup Fatima Diop pour ce lundi. On se donnera rendez-vous Inch'Allah ce samedi. Inch'Allah. Très bien Fama Ba ce sera pour vendredi. Merci vendredi Inch'Allah di remercier Adja Mbarou Ndiaye moom moo jaar ci tenue bi une tante donc moom ko daal di offrir rek ci Ramadan bi di nuyu aussi Pape Langlais Englishman maa ngi lay nuyu. Machallah monsieur Thiam ce sera pour lundi prochain Inch'Allah. Inch'Allah di nuyu waa Diamaguène Sicap Mbao Tali Mame Diarra mécaniciens yi ñëpp et te dire encore bravo la reine de la matinale pour avoir assuré encore ce lundi. Merci beaucoup merci à vous en tout cas merci et courage. nuyu waa tëgg table yëpp nuyu tëgg yëpp nuyu Cheikh Badar Diagne Cheikh Badar Gueye mi ngi lay yóbbante nuyoo. maa ngi koy fay bu baax a baax nuyu ñëpp di jaare di leen masawu. ci mbaar yi tàng na. te lépp métti na mais nañu jàpp rek bañ a bàyyi. macha allah mi ngi noonu kon nag di jaajëfal téléspectateurs yi ñu doon teewlu di ñu seetaan moo xam sur Sen TV wala itam sur Sen TV l'officiel via Facebook ñoo ngi leen di jaajëfal cant ak ngërëm ñeel na leen ba ëllëg lay doon pour une autre édition de Subatel en attendant Mantoulaye dina dikk ak toute son équipe pour justement parler des problématiques qui tournent autour de la société sénégalaise dans waxtaane ko ce sera tout à l'heure à demain. Nescafé moo leen doon may seen émission Subatel jeexalal ak yokkute ak Nescafé. gërëm mbégte bi ñëwaat na ñëpp ko gërëm Nescafé ñëwati na wàññeeti njëgam yombal na paabeeg dépense këram savourel bu bi c'est bon stick bi moo koy tooj Nescafé du ay faux bokkul ak kenn niveau savourel bu bi c'est bon stick bi moo koy tooj Nescafé du ay faux bokkul ak kenn niveau Nescafé rum kase Just a list today at www.mykeys.com Sen TV, bienvenue chez vous.
ful ñaanal mu may weeru koor weeru Qur'an yiw gaa ngi ni teexe ngi ni ndap laa ngi ni weeru koor Qur'an bul di caaxaan di dàqi koor kooru gale weeru koor Qur'an ñu ngi lay teru di la dalal di la gunge weeru koor Qur'an jarama wal islam yéen jullit ñi teral ngeen yéen weeru koor jarama wal islam yéen jullit ñi teral ngeen yéen weeru koor concours qur'ani conférence yi teral ngeen yéen weeru koor jarama wal islam yéen jullit ñi teral ngeen yéen weeru koor gan gaa ngi di dem fu mu jëm aljana la jëm ma ngay tere ji royal Ramadan, shahru Ramadan, 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 Ramadan, shahru Ramadan. Ramadan, shahru Ramadan, 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 Ramadan, shahru Ramadan. Weeru xéewal Ramadan, shahru Ramadan, Ramadan, shahru Ramadan. Weeru koor, weeru mbégte, weeru ngëneel, weeru koor, weeru berne, weeru xéewal. Ramadan Mubarak, yow sama waay. Ramadan Mubarak, xarit sama. Ramadan Mubarak, Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak, yow sama waay. Ramadan Mubarak, xarit sama. Ramadan Mubarak, Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak, Ramadan Mubarak,
jara wayal mooy Seydina Muhammad alhamdulillah hamdan daiman yàlla buur bi sant naa la saa su ma nooyee yow mi ma bëgg boole ma ci xeetu rasool Muhammad ibnu Abdallah sunu sang baa ngi Muhammad ku mel ni yow dootul amoo nabi Muhammad yow yaa gën yaa fi gën ci mbindeef yi Muhammad nabi maa la bëgg billaay wallaay man maa la bëgg Muhammad keroog bu yàllaay dekkil jaam yi ku ànd ak nabi doo fa jaaxle yeneen mooy waañi Mohamed Abdoulaye Thiam président fondation Kër Rasoul ñun de bëgg nañu la 1111 poème ci nabi ce livre le sauveur am na njariñ lool dogu su la ne jàkk xool ak xar kanamam gu leer gi nga xam ne lii du neenub neenooy soppay nabi Mohamed ibnu Abdallah sunu sang baa ngi Muhammad ku mel ni yow dootul amoo nabi Muhammad nabi maa la bëgg billaay wallaay man maa la bëgg Muhammad lu neex li may yëg ci sama xol su ma lay way yow rasul ba bu bànneex dara fayu ko ñoo la bëgg yaa rasul tuddee la doom sax dooyu ñu yaa ñu jaral yaa Muhammad ay celeen ku sopp nabi loxo ca kaw ku sopp nabi loxo ca kaw ku sopp nabi Seydina Muhammad ku bëgg nabi Seydina Muhammad ku sopp nabi Seydina Muhammad Muhammad ibnu Abdallah sunu sang baa ngi Muhammad ku mel ni yow dootul amoo nabi Muhammad nabi maa la bëgg billaay wallaay man maa la bëgg Muhammad mën a dem ci àdduna soppe nabi yaa nga fa Aïcha Mbay mu yaay na bu tuuti Aïcha borom France sa soppe bi laa lay wayal Aïcha Rasul Mbay Muhammad